lee mu ñëw naa yem foofu ndax su ma deful loolu dafa guddi mën naa dem fu raw foofu. ci FDS dafa doon kuréel goo xam ne ay ndaw yu yàgg ànd ñoo ko formé doon ay jigéen ay góor yàgg a waxtaan yàgg a diisoo di xalaat ba gis ne war nañoo mën a liggéeyal seen askan te duñ ko def ak benn intérêt wala boobu duñ ko def ak benn intérêt crypto personnel mais dañ koy def pour intérêt réew mi def ko pour intérêt askan wi. macha allah yàlla ñuy gide ci yoon bi depuis 2005 ñu ngi dem mënoon nañoo choisir yoon bu gaaw am xaalis am 4x4 comme ni ko fi ñenn waxee mais on a choisi le chemin le plus long bu gën a metti bu gën a difficile parce que dañoo gëm ne lu baax prix wam du yomb bu yombee rek warul doon lu baax donc ñu jaar ci métit bi xëy na jàpp ne bu ñu yàlla gungee bés dina mës a ñëw suñu askan bi yépp suñu yéene ci ñoom ñu mën ko mottali ba ñëpp ree ci ba ñëpp bégee ci. waa di wax nag sama mbokku jigéen yi ne leen ñun suñu parti dafa tollolee jigéen ak góor raw nañ ñun sax parité jigéen ni mu fa amee kàddu la fa góor amee kàddu te gis ngeen ko nii may jël kàddu ci jigéen ñi di waxal jigéen ñi nekk sama ginnaaw yépp di leen wax ne ñun jigéen ñi dañoo war a dugal suñu loxo ci li xew ci réew mi mooy def de la politique. politique du dara santewul deful dara ça dépend ci ni ko nit ki bëgg a defee ñun dañ koy def ak ay valeurs gëm dara jàpp ne lii suñ fa tegee suñu tànk daa mën a apporter loo xam ne suñu njëriñu askan la suñu waa réew dinañ ci dégg foowuñu ci caaxaanuñ ci bu doon suñu jëmmi bopp yi rek. macha allah ñu ci ëpp ci ñun yàlla may na leen lu leen teral mais dañoo bëgg a liggéeyal suñu réew jël ko def ko nag yëfi ñëpp te yëfi ñëpp loxo yi ñëpp a ci war a nekk donc ñu ngi woo ñëpp jigéen yëpp ñu ñëw dugal seen loxo ci liggéey bi xëy na bu loxo yi bëree xëy na yàlla yombalal ñu liggéey bi di wax ne jigéen position bi mu occupé ci société bi rek war na tax tey fu instance de décision nekk mu nekk fa di nas ak di nocci ndaxte jigéen man damay faral di ko comparer ak boo jëlee lu mel ne mbaar nawet ñëw muy taw wala asamaan bi naaj nga daw làqu ci mbaar yow boo nekkee ci suufu mbaar bi da ngay jàpp ne li ci kaw rek moo la muur waaye la ci kaw rek mooru la ne parce que bant yi téye mbaar mi bu fa nekkul woon mbaar du am te bant yooyu jàpp naa mooy jigéen rôle am ci société donc li ñu moom nañ ko xëcc nañ ko fuqati nañ ko nangu ñu moom ko ñu jël ko ba pare nag fees suñu place donc may profiter ci occasion bi comme dafa guddi bañ wax bi yëpp mu gën a bëri ma wax ne ñun waa FDS ubbi nañ suñu bunt di wax ne na jigéen ñëpp ñëw bokk ci liggéey bi comme ni ma ko waxee sànq liggéeyu ñëpp la loxo ñëpp la ci dugg bu ëllëg si biir jotee lu mën ci am ñu xam ne ku nekk la nga waroon a def nga ko li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla. waaye maa ngi leen di remercier yéen ñëpp di waxaat encore une fois que suñu taxawaay fii tey am nañ ci xol bu sedd lool ci mobilisation bi ak ci patience bi ngeen am toog xaar activité bi mu xaw a guddee donc ñu ngi leen di remercier bu baax di leen remercier encore une fois merci beaucoup. ci Médina Fall mais am na ñoo xam ni mënuma leen a ñàkk a gërëm ndax seen teew fii ci suñu meeting Médina Fall gën na taaral suñu jataay bi gën na taaral suñu meeting bi ki ci jiitu mooy ki nga xam ni moom la fi président Idrissa Seck yónni muy suñu mag di suñu camarade suñu frère monsieur Yankoba Diatara ki nga xamante ni mooy maître Ousmane Diagne li mu wax lépp noonu la ñu ci dindi dara lycée Malick Sy la ñu daje continuer université Cheikh Anta Diop daaw ñu bokk ay gis-gis waaye daawul tee ñuy seq jàmm di demalante suñu ñàkk bokk gis-gis yooyu jàng na ci jàng naa ci loolu moo mën a ñu may tey jii ñu ñëwaat fii tey daje fi di ci gërëm aussi Yahya Masali li sama xarit bi nga xamante ni teewaayam ci dëkk bi ak liggéeyam ak taxawaayam ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko ak suma mag Cissé Loum nga xam ni ñoo nekkandoo woon parti socialiste muy kilifa politique ku mag fii ci Médina Fall grand yaa nekkoon suñu mag biir parti socialiste parti ba Tanor jaay na la fa des dara desatu fa yaa ngi toog
politico dama lay lancer un appel solennel ñëwal FDS nga magal ñu sa place mi ngi FDS na ñoom Ibrahima Seydou Ndaw magale woon ñoom Senghor ñëwal FDS nga magal ñu ñun ay ndaw lañ waaye soxla nañ ay mag fii ci Médina Fall nga dëkk fii laa la fekk maa ngi lay lancer appel boobu bu loolu weesoo aussi dina gërëm benn jigéen boo xamante ni bu FDS doon am mascotte ci Thiès ñi ni moom la bu xëyee day jël téléphone am di woote ci rajo yëpp di wax docteur Babacar Diop di wax FDS koñ bu ne dafay dugg suñu yaay la suñu mag la mën nañu jur mën nañu nekk maamam mais suba ngoon FDS lay noyyee fu FDS woote ci Sénégal day julli di woor di ñaanal FDS ñëpp xam nañ ko waa Thiès muy maire Ramaba kon suñu yaay Mama Ramaba boobu nga xamante ni moom mooy mascotte FDS ñu ngi koy ziar yaay booy bu ñu gaaw a sori yaay booy bu ñu gaaw a sori di gërëm waa Médina Fall parce que li ñu def rëy na Thiamas Ngay Ndiaye Bassirou Diagne Diop vraiment mobilisation bi rafet na lii mooy wane ni FDS dugg na biir Médina Fall FDS dugg na ci xolu Médina Fall dugg na ci këru Médina Fall ndaxte Médina Fall mooy xolu Thiès kon FDS dugg na ci biir xolu Thiès ku am Médina Fall am nga Thiès ku ñàkk Médina Fall ñàkk nga Thiès kon Thiamas seen liggéey rafet na rafet na rafet na léegi nag li xew ci réew mi yéen ñëpp a ko xam Sénégal Macky Sall yàq na lépp jaay nañu ngor yëpp gor desatu fi ñi ñu ko doon yaakaare sax jaay nañ seenu ngor mu yor police am yor gendarmerie di jaay doole ku ko neex mu tëj ku ko neex mu génn la biir réew ku ko neex mu tëj ku ko neex mu génn la biir réew loolu nag lañu ni dafa war a jeex te li koy jeexal tey jii mbër kaamil yi nga xam ni nekk nañu ci làng bi war a bëre ak moom gisuñu ci mbër mu sut Idrissa Seck gisuñu ci mbër mu mën a taxaw Idrissa Seck loolu moo tax ñu ànd ak ñu Idrissa Seck ndax ñun FDS dañuy liggéey ci ay instituts yu mag ak ay instituts yu mag dañuy liggéey ak ñoom ci démocratie yoo xamante ni dañuy xool ëllëgu démocratie Sénégal ak ëllëgu démocratie Afrique ñoom ñiy def ay sondage yooyu wane na ni Macky Sall se situe aujourd'hui à 41%. li may wax ni ñu ngi ko jëlee ci ay ambassade yi gën a mag ci àdduna bi yoo xam ñu ngi ci Sénégal bi ma ci jotee amul 2 jours Macky Sall se situe à 41%. mooy bu élection amoon Macky Sall day dem 2e tour. ci candidat yi nga xamante ni Sénégalais yi yaakaar nañ ni ñoo gën a taxaw pour mën a jël fi Macky Sall Idrissa Seck ci lañ ci bokk ñii il se situe entre 20 et 21%. kon loolu mooy wane ni suñu jàppee ñu gën a continuer liggéey 2e tour inéluctable boobu day daal di am ndax Macky Sall daal di ñu may sonal nañu lool li sama mag doon wax rek Macky mënul te metti na danaa mooñu te du maye maa feetuñu mooñatuñu liggéeyatuñu jàngatuñu xiif nañu mar nañu fajootuñu jàngatuñu nani mot te may ñu 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 mais wóor na ko ni aujourd'hui Dakar Thiès ak Touba mënu ko gagner te Dakar Thiès ak Touba c'est 53% de l'électorat. Aujourd'hui il y a des manœuvres pour ñoom ñu saboter le scrutin entre Dakar Thiès ak Touba li xewoon législative yi ci Touba loolu la ñu bëgg a dolliwaat fexe saboter les élections ñi dëkk Touba bañ a voté ñi dëkk Thiès bañ a voté ñu saboter élections yi ndax foofu 53% de l'électorat ñu ngi foofu. li may wax foofu nag fii laa koy waxee Thiès semaine yii ñu génn lancé woon naa
donc buumi gàcce donc buumi gàcce yi dañ koy continuer parce que la bataille politique sur le terrain pour un scrutin libre et transparent bataille boobu dañu koy continuer. Je dis bien le 12 octobre prochain vendredi 12 octobre nañu ko considérer journée nationale de la dignité et de la démocratie. J'appelle ay manifestation ci sous-préfecture ci préfecture ci gouvernance et ministère de l'intérieur le 12 vendredi 12 à 15 h au ministère de l'intérieur dinañ fa def sitting ñu réclamer départ Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye ñu muy Aly Ngouille Ndiaye parce que il faut Aly Ngouille dem pour ñu am des élections libres et transparentes nee na ak son décret Ousmane Ngom sitting bu am sitting boobu su ko interdire nous le transformerons en une marche et nous marcherons jusqu'au gris du palais de la République man maa leen ko wax Macky Sall mënuñu empêcher ñu def cette marche suñu empêché suñu meeting suñu sitting boobu am la ma ko waxoon Sorano rek laa koy waxaat loo falang bu ma tee ñaari la war weer bu ma tee ñëw jaaseeg mbaram ci bët bu ma tee ñëw ak lañ sa tere ci bët bu ma tee ñëw ak kaa gi ci kaw tali bu ma tee ñëw day doole ak kaso bu ma tee ñëw te su ma ñëwee jajju la maa sàmbay mbiri ndaw bëri bu raar Nous vous donnons rendez-vous le 12 octobre, vendredi à 12 h, devant le ministère de l'Intérieur pour réclamer le départ d'Aly Ngouille Ndiaye, pour réclamer l'organisation des élections libres et transparentes, pour réclamer le départ de Dourou Ndir, pour réclamer l'organisation des élections libres et transparentes, parce que vous avez une élection libre et transparente, c'est pas la peine, Macky Sall dina def ëllëg jaay doole génn policiers yi proclamer ay résultats yoo xam ne amul fenn mooy résultats yoo xam ne moom ak cabinet politique bi nekk biir palais ñoom ñoo koy def kon benn date moo fi am le 12 octobre fii ci Thiès da ngeen organisé wu gouvernance Thiès bu jëkkoon Boubacar Sall daan nekk Thiès dafa amoon rôle bu mu doon dox Thiès nooy na léegi loolu xanaa nekkatu leen ay Thiès waa xanaa nekkatu leen ay Thiès waa nekkatu leen ko xanaa delloo buum ca boy ba la Thiès nekkoon na ngeen ci dellu le 12 bu leen ci génn ñun Dakar dinañ def la manifestation au ministère de l'Intérieur pour ñu exiger des élections libres et transparentes maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant ñi fi ñëw ñëpp maa ngi leen di ñaanal ngeen ñibbi ci jàmm dellu ci jàmm ngeen déglu FDS ngeen déglu leaderu FDS di nga xamante ni fi ñu leen wax ngeen jaar fi bu ñu fa jaaree ñun caabi ji jël nañ ko te dinañ ko jox président Idrissa Seck bil ko palais de la République